yenn say ma komp lépp noppi bàyyi la si biir li may togg su ñoree nga xam ne may bandi piir coow ji bul jàppee ma dof bu dee moo li dalal sa xel ma doon sa ngaaka ba am li ma bëgg bu yaboon nañ ma jël xam nga ca dafa neex jigéen pexe kon wéro yow bandi nga may jaay dangay jéem ma nga go gis ma tey ne dang ma nopp ma rey nga foog ne dal nga ci fawee ma moo la tax a jóg waaye dadoo ko defati ma ay ci góor bu gëmul dara teg si bëgg ma fa wéy dam lay xool ti la reen naan la baby yaa fi ne naan la amoo morom benn nga fi sama gloria la génn joni joni cop sa mari toog di xaar yaa bañal loolu may wax ak yow ma ne bañal loolu yow nga na xam ne ragalu ma loolu def si ko fi law fi indi nga fi fekk bul ma woo si aaru bandi man góor laa te aw ma lu may pet wàcceel sa bopp dalal bul jaay sa taar mi alal amoo lu dul sa bopp lii dalay tardel. Bonsoir chers téléspectateurs de Audacieux TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm ci seen premier numéro émission bi nga xamante ne moo di TV Crew nag bu ñu ko waxee nag lépp loo xamante ni groupe la que ce soit muy groupe WhatsApp muy association muy mbootaay lépp lu nga xamante ni day riime ak groupe rek day yëngu ci loolu noonu tey nag ñu nekk fii usine benn tali war fay def benn émission bu am solo ñuy wax mbaraan bu ñu waxee tey mbaraan dañ fiy dalal suñu ñaari invité yi nga xamante ni yu am solo la ñuy nekk yi nekk sama droite moo nekk soxna Agnès xam naa après ma bàyyi ko mu présenté wu à gauche ki nga xamante ne moo di Ibrahima xëy na nag nettal ki la ñu boromam la dàkkee ñu bàyyi Agnès mu présenté wu d'abord comme que nag lu ñu naan priorité aux femmes soxna Agnès dalal jàmm si suñu plateau TV Crew. Merci beaucoup maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi tudd Agnès Dramé dëkk Grand Dakar. d'accord Ibrahima xëy na man sax joxe naa tur bi waaye nag moom dina mën a présenter boppam. salaamaaleykum maa ngi siyaar ñëpp waaw Ibrahima tur bi Ibrahima Bala. waaw di leen dalal jàmm tamit ci plateau bi fii nii tey. d'accord gannaaw bu ñu leen remercier ci invitation yi ak disponibilité bi dañuy daal di tàmbali rek ñu wax nag mbaraan mais mën nañ ko bañ a tuddee mbaraan ba mu jeex ndax tey mën naa ne loolu mooy suñu objet waxtaan li nga xamante ne moom la góor ñi di dépenser jigéen ñi ci fête yu mel ni décembre wala fête yu mel ni tabaski wala korité ndax loolu nekk na loo xamante ne c'est normal vis-à-vis d'un copain ak copinam wala soit nekk na loo xamante ne ni relation d'intérêt te bu ñu waxee relation d'intérêt nag mbaraan mi foog mu dugg donc suñu première question dañ koy poser ki nga xamante ne moo di soxna Agnès yow sujet boobu noonu nan nga ko gisee yow pour yow loolu mbaraan la wala soit da ngaa jàpp ni dafa nekk loo xamante ni dafa normal góor defalal jigéen bi nga xamante ne nee na moom la bëgg cadeau yi nga xamante ne moom la ñuy def ci yenn fête yi. waaw suñu ñëwee ci décembre wala beneen fête bu mu munti doon. ak góor bu mu munti doon. relation soo leen di ànd à deux. nit ki war nga koo jàppale ci benn côté war nga koo defaral. mais su fekkee ni yéen ñaar wóor na leen ni yéen ñaar da ngeen bëggante. su dee ku jigéen ki tey daa am ku muy encaissé fii encaissé ko gauche encaissé droite boobu peut-être mën nañ ne mbaraan mais su dee benn nit la yam yéen ñaar ngeen bëggante ngeen di ànd mu wóor leen ni seen ànd bi avenir a ngi ci foofu kon mënuñ cee wax mbaraan benn mbaraan new ci man loolu gisuma ci benn yoon mbaraan. d'accord defe naa leer na li mu wax leer na naññi Ibrahima nag dégg na sunu sujet xëy na moom it am na ci benn point de vue moom nag may fàttali nag bi ma waxee ni émission bi mbaraan la def ni il est temps que góor ñi jël suñu indépendance kon boog Ibrahima nettali ci laa mi ñu boromam la dàkkee loo xalaatee thème boobu noonu. waaw thème boobu moom lu rafet la. mais d'une part kii fu mu wax. falaay génn. dafa ne ci kaw. mu doon ko dëgg ngeen nekk. mais jigéen léegi dañoo nekkatul ak benn nit. d'accord. moo tax ma ne situation mbaraan boobu noonu. c'est pas du tout normal il est temps jël suñu indépendance ñun. d'accord. voilà maanaam moom lu mu expliqué moo di su fekkee ni góor su fekkee ni ku jigéen ki nga xamante ne nii dafa am ay copains yu bëri di cuuc fii di càpp fële kooku noonu mën nañ ko tuddee mbaraan moom loolu la wax mais su fekkee ni ki nga xamante ne si kenn la yem
nee na moom la bëgg kooku nee na que moom man itam yow laa bëgg nee na donc moom la mënu ko jàppee mbaraan mais yow dafa mel ni su ma déggee da nga bëgg wax ne yow jigéen ñu tey jii nii ni nga xamante ne ñoo si yem si benn mën naa ne amul wala bëriwul yow loolu nga bëgg a wax. amul bëriwul booy compter ñaar nga ciy génne. ndeysaan. amul bëriwul. jigéen ñi bëri nañ de. ak a ñoo saxan mais dañoo mënatul bëgg. ñoom xam nga la moo tax. li ñuy wax Modou duñ ko wax Samba te li ñuy wax Demba duñ ko wax Abdou. d'accord yaa ngi comprendre. d'accord ku cuuj fii capp fee rek. boo demee yenn góor yi nag ak ñi ñuy nax. xam nga ni man mii tey kenn du ma nax ndax bañu mat mais damaa amut. d'accord mais buñ ma xoolee nii ak ni ma mel. tu te dis que ni kii nii. il a tous les moyens. buñ ñëwee di ma mbaraan nag man it. ma mbaraan leen. d'accord demee noonu. ma mbaraan leen wax bu am solo la wax dañuy nañ ñëwaat ci moo boobu noonu soxna Agnès lan ngay répliquer si lu mu wax. lan laay mën a wax comme nu mu ko waxee kon moom góor buy mbaraan la de moom ñaata rakk nga am yow ñaata rakk yu jigéen nga am benn am nga cousine yu jigéen yu bëri kon ñooñu ñëpp presque kenn rek moo ci dul mbaraan peut-être ñu ci des ñëpp dañuy mbaraan. non man fi ngay waxee. ak man fi may waxee. c'est diamétralement. ñooñu ñëpp ay jigéen lañu nee nga jigéen ñëpp samay rakk yu jigéen. nee nga jigéen ñoom ñëpp actuellement nii. xam nga la moo tax ma ne la benn man j'ai 4 petites sœurs. waaw mais kenn moo ci toll ci âge yu bëggante. moo tax ma ne la kenn. mais j'ai 4 petites sœurs. man tey ñoom ci yoon bi ma topp. du yoonu mbaraan man. te je sais que ni ki topp ci man ci yoon boobu lay topp. parce que non selon man li ma mën a juger laa lay wax. man j'ai vécu des relations yi nga xamante ne ni c'est au-delà de ça. man li ngeen di dund yéen man jigéen mënu ma nax. parce que génn naa ku ma mag génn naa ku ma tolloo. yaa ngi dégg man tey jigéen du ma toog ba laaj ma. parce que xam na ne aw ma. mais nag ak i góoram li ñuy dund ak jigéen ñi. coow li mooy du affaire amam ñàkk am gis nga nit soo leen di ànd. yow yaay xool la nga xamante ne yow mën nga koo defaral yow waroo toog sax di xaar jigéen mu laaj la wala mu ñàkk laa laaj nit soo leen di ànd xel mooy dox fii ku fi nekk am nga xel soo demee ba di ànd ak doomu jàmbur su tolloo si yenn âge yi xam nga ni kii am na la nga xamante ne soxla na ko le minimum la nga xamante ne mën nga ko defaral tey soo demee ba nar a ànd ak jigéen mënoo koo jàppale mu jënd ko nga xamante ne liggéeyagul day jàng nga gis kuy jàng yaayam di ko defaral wala papam di ko defaral nga xam ni kii weer bi su deewee day gis réglam kii weer bi su deewee soxla na parfum parce que jigéen bu la ñëwoon tey seet si fii nii mu xeeñu xunnu xasaw mbaa mu wodd benn sër bu bon solu lu rafet yow sa bopp sax soo ko gisee doo ko woo ba di ko naan nii wala na le dafa am lu nga xamante ni jigéen su ko melee ngay ñëw pour wax ak moom tey jii doo gis keneen ak keneen nga dem ànd ak moom weer nag su deewee soo demee ba naan man xaaral damay dugg si jigéen damay doxaan wala dara weer su deewee mënaloo jigéen parfum ak serviette hygiénique demal tëdd nelaw nga xaar ba nga mën koo jàppali si loolu parce que sooy ànd ak nit war ngaa teggi benn charge parent am parce que ngay ñëw chaque jour di jaabante këru jàmbur salaamaaleykum maaleykum salaam da ngay yaakaar ni xale bu jigéen bee bëgg moo nekk nitu intérêt wala dara mais benn côté da ngay ñëw nga ne kii parent bëgguma parce que nii ax na le mais dafa gis nit yow maa ngi ànd ak sama doom weer bi su deewee chaque mois sama doom ne ma may ma jënd coton yaay may ma jënd parfum sama diw jeex na sama lee jeex na yenn yi ñàkk fayda la d'accord dafa am ya nga xamante ne yow mënal nga ko sa bopp kon boog di nga mënal sa bopp ndax weer su deewee yow mii soo demee bay doxaan doo ne sama yaay jënd ma diw yaay jëndal ma lale bu nga demee ba mën ko sa bopp nga mënal ko keneen leneen lu ci tegu nag nga door a ne intérêt d'accord am na solo xëy na peut-être Ibrahima dina si tontu après mais sama question si côté boobu rek mooy xale bu jigéen bi nga xamante ne nekk nag góor boo xamante ne moom au fond de lui même bu fekkee benn la au fond de lui envisagé wul kooku marié ko envisagé wul kooku marié ko kooku di ko jox malgré que ñaanu ko muy jël est-ce que loolu jàpp nga ni c'est normal parce que da ngay gis xale jigéen yoo xamante ne nee nañ par principe du ñu jël yëfi góor parce que première chose mooy ëllëg la ñuy sóor ku góor ki taxaw wax leen loo xamante ne xëy na neexu leen deuxième chose mooy bu fekkee ni ànduñu kooku ëllëg dañuy jàpp ni loolu àq la yow ban question ban réponse nga mën a indi ci question boobu noonu. waaw côté boobu ku nekk ak sa gis-gis rek. d'accord kii su ko neexee mu ne du ma jël. kii su ko neexee mu ne damay jël. ci ban côté tamit la bonee. su dee yow mii di ku jigéen ki ku góor ki dafa ñëw mu def ay avance ci yow ne la man dama laa bëgg. yow mu leer na la ni bëggoo ko. nga ne ko waaw pour jël xaalisam wala leneen. loolu
du lu baax loolu du lu baax si mbaraan bi lañ koy dugal mais su dee tey ku góor ki daa ñëw mën ngeen jàppante parce que loolu lu bëri dañ koy gis tey man ak kii mën nañu xaritoo ñu xaritoo ñuy ànd di ànd ba ci biir ndeke man xarit laa ko jàppee mais xam nga ay temps da ngay jàppee nit xarit keneen ki mën na nekkee si ku góor ki mën na nekkee si ku jigéen ki tey da ngay jàppee nit xarit nit ki yaakaar ni kii de jàppeewu ma xarit daf man ak moom ñoo ngi si relation wala dara te kenn waxanteew ko fi léegi dañuy naan looloo xew da ngeen di nekk si relation te kenn du wax moromam lii affaire bi day ñëw naturellement mais benn côté mën ngeen yaakaar ni si loolu la fekk kii moo ngi yaakaar ni kii sama xarit la ma lay ñëw di la wax samay souci naan la man de lii laa bëgg lii laa soxla nii fekk moo ngi lay jàppee comme grand frère am xaritam wala dara nga koy jox muy jël ba benn côté yow soo ñëwee ba ci biir commencé ko wax man de nii nele naa dama yaakaaroon man ak yow xam nga ins boobu su la stoppé wee rek da ngay ne kon jigéen ñi ay traître lañu dañuy mbaraan dañuy lii fekk du ci loolu d'accord fekk nit ki xarit rek la lay jàppee d'accord xëy na foofu noonu nouvelle tendance la mais nag bu ñuy wax ñaar ñi nga xamante ne dañoo déclaré wu officiellement ni ñoom ñaar ñooy génn moom moo tax ñuy wax xëy na dinañ ñëwaat ci côté boobu ñëwaat ci Ibrahima defe naa Agnès yaramam teel na tàng si li nga xamante ne moom moo di débat bi ndax mu ngi défendre bu baax cause jigéen ñi bien vrai que nag mu ngi koy teg si teguwaay maintenant dama lay laaj yow Ibrahima moom Agnès wax na ko si biir wax nee na ku góor ki nga xamante ne nii moom lay génnal te daanaka ñëpp xam ni moom kooku ñooy génn te kooku dafa am ay besoin te mënulul boppam est-ce que yow ku góor ki yow en tant que un responsable yow war nga xaar que ñu laaj la dara wala soit nga ñu ñëw di la mbaraan yow est-ce que war nga xaar loolu noonu est-ce que waroo deviner soxla kooku pour ñëw fajal kooku d'abord. waaw ci li nga wax laay ñëw. dégg nga li nga wax léegi sa biir wax. da nga ne ki nga nekkal bu dee ñëpp xam nañu moom nga nekkal. d'accord mais jamono ji ñu nekk jigéen doon boo nekkee ak ñoom c'est rare nga gis ki lay présenté ñëpp. d'accord est-ce que yaa ngi comprendre. c'est parce que ñoom seen dund moo louche. est-ce que yaa ngi comprendre. mais man. du ma toog ba xaar sama copine di ma laaj. su dee yor naa ko. mais du ma la won lu ma amul. d'accord mais sànq da nga wax ni jigéen mënu la nax. si te ku la mbaraan aussi nga mbaraan ko. nga mbaraan ko parce que xam nga kan ngay mbaraan. waaw mooy ki la wan ne da nga dof. waaw da koy wan ne damaa dof te dund li nga war a dund. waaw mais nag léegi man dama bëgg a laaj ci yow maanaam mbaraan boobu noonu yow ngay junj noonu maanaam nga ñëw fii TV Crew la Audace TV lañ nekk maanaam nga ñëw sur les faits tey mbaraan bu ñu nee jigéen day mbaraan góor. mën nañ ne da koy soutirer xaalis par intérêt mais pas par amour mais bu ñu nee góor day mbaraan jigéen kooku loolu yow looy déggee foofu. genre bu ñu nee góor day mbaraan jigéen ndax soit ku góor ki dafa am benn aspect finance bi nga xamante ne moom lay xaar si ku jigéen ki wala soit dafa am leneen. mais comme jigéen na muy mbaraanee góor. waaw noonu la góor di mbaraanee jigéen. ah bon imagine toi yow tu te dis que ni allo ça va papa aujourd'hui dama am soxla léegi lii. lii laa war def léegi nga woo keneen ne ko lii laa soxla léegi man tamit mun naa la woo allo ça va bébé j'ai besoin de quelque chose woo keneen ne j'ai besoin de ça et de ça mais xam nga la lu ñu naan ku la mbaraan gauche nga mbaraan ko droite boo leen yàggee fi ngeen dox di ngeen fa daje mais donc est-ce que di nga mën a blâmer ñu jigéen ñi léegi doo leen blâmer xam nga la moo tax parce que nee naa li ma la wax la ci ma lay wax ci njëlbeen dañ lay def dof nga def sa bopp dof te dund seen kaw loolu la ñuy bañ te loolu mënul dañ defe naa foofu leer na moom nëbbatuwul maa ngi nii kuy làqatu du ko wax moom nee na jigéen ñi léegi mbaraan bu ñuy dund moom du leen balaame parce que dañ lay teg dof yow nga won leen ni dof laa pare dund li nga xamante ne ñoom loolu la ñuy dund mais soxna Agnès dafa mel ni mbaraan bi mu ngi dugg mbaraan bi moo xam am na n'est-ce pas. waaw buñ ko waxee am na te bu ñu waxee aussi tamit c'est la plupart des filles ñoo koy def je pense ou bien la majorité parce que boo xoolee jamono ji beaucoup de relations fête de décembre lañ leen di construire mais beaucoup de relations aussi tamit si fête de décembre la ñuy amee rupture léegi nag man ma bëggoon laa laaj yow loolu noonu noo koy nan nga koy jàngatee par exemple ki nga xamante ne si décembre lañ ko defaral mu accepter li nga xamante ne mooy proposition yi ñu ko doon def ak ki nga xamante ne si décembre lañ ko xaj mu bañ mu daal di créer benn rupture si relation bi nga xamante ne ni moom la amoon ak kii loolu nan nga koy jàngatee foofu. waaw
rupture bi moom rupture décembre yi presque dañ koy dégg tout le temps ñu koy wax ci ay rajo ci ay télé décembre su jotee rupture yi si ñu góor ñi lay jugee ñi naan ay dañuy daw dépense wala leneen mais côté yooyu tamit soo nekkee jigéen ay daw dépense wala leneen loolu da cee naruta am xam nga fan la daw dépense di amee soo wanee lu nga xamante ne amul nit dara soo ko mënulee waneel ni carrément lii mënuma ko sooy ànd ak nit li ngay mën sincèral wan ko man lii laa mën ak lii laa mënul kon boobaa soo ko wanee lu nga xamante ne looloo fi ne heure boobu su jotee du la sonal mais soo ko wanee man dama yor oto dama mën a maye dama mën a joxe lii décembre su jotee tamit dina la ne nga defaral ko parce que su dee yow la nekkal su la ko laajtul yow te moom moo ngi xalaat dina construire avenir am ak yow soo ko defaralul te xam na ni yow comme que mën nga ko te loolu ngay wane soo ko defarul kon koo koy defaral d'accord mais léegi jigéen est-ce que jigéen ñi léegi dinañu nangu di nekk ak ñi nga xamante ne duñu leen woon am est-ce que léegi loolu yaa ngi koy gis ci société bi koo xamante ne par exemple yaa ngi wax sànq ne góor ñi dañuy wane li nga xamante ne nekkul ci ñoom mais peut-être que dañoo xam ni jigéen ñi soo leen wanul loolu noonu pour que ñu accepter la li nga xamante ne moom nga leen di proposer day doon problème donc est-ce que léegi yow jàpp nga ni yow ku góor ki il a le choix loolu ay wax yu yàqu la rek fii gis nga àdduna bi ku fi nekk xam na lu baax ak lu bon ku fi nekk xam nga li nga bëgg ak li nga bëggul heure foo su jotee comme nu mu koy waxee ndax moom côté boobu mu koy waxee ay fo la ay damay mbaraan dañ may mbaraan mais heure dëgg su jotee moom mu toll si ut ko nga xamante ne moom la war a nekkal à vie ku mu bëgg a fondeel famille su ko bëggee du toog di dox ay man dañ may nax ak dañ may soo demee si nit ku nga bëgg a danga koy won lu sincère te benn jigéen tamit dofal du xam ni fii nii man avenir laay construire parce que nit tamit doo leen ànd pour lu mu yoree wala lu mu yorul ndax dañ koy wax nit ki day yor quelque temps peut-être yàlla def dootul yor dara nit ku yorul nga ànd ak ku yorul mu dem ba quelque temps mu yor mënal la lu ne mënal sa famille lu ne kon kenn fii ku fi nekk muy góor di jigéen kenn doful ku fi nekk sooy ànd ak nit xam nga nit ki lan la mënal ak lu mu mënul te nit ki du ànd ak nit tamit par intérêt nit ko nga xamante ne day ut construire avenir kuy fo nag ku bëgg a fo mooy ut ay kii lii la am kii lii la amul te presque damay wax léegi jamono jii ñu toll dañuy wax mbaraan mais benn côté suñu nee mbaraan muy si góor ñeex si jigéen ñi loolu kenn tuddatu ko mbaraan dañuy bañ a wax rek affaire bi pour toucher ñenn ñi mais loolu nekkatul mbaraan prostitution la parce que nit ko nga xamante ne damay ne tay jii su dee jigéen ma nekk jigéen ma ne damay mbaraan ma ñëw si yow Baldas ma ne damay mbaraan ma ne la jox ma lii laa soxla nga ne ma waaw fekk ma sama néeg balaa nga ma kaa jox ñu am fa nga xamante ne egg nañ ma ñëw ci moom Ibrahima jox ma lii jox ma la le balaa ma kaa jox loolu nekkatul mbaraan prostitution la góor yi tamit nga ne damay mbaraan léegi maire yi nga dem maire bi balaa mu laa jox mu yóbbu la ci këram baa mu yóbbu la hôtel nga dem si keneen mu yóbbu la këram mu fayal la sa appartement nga nekk fa parce que léegi góor yi tam dañuy yor seeni appartement ne ci naan man lii laa yor ñoo dàq snap ñoo dàq photo ñoo dàq di wane lu amul côté yi deux côté yi la rek. d'accord Ibrahima Mbaye yoroo appartement. Appartement Pogos nga am. waaw voilà une fille qui ne mange pas ses mots wax na dëgg peut-être am na mots yi nga xamante ni doo ko bëgg a wax pour blesser ñenn ñi mais ki nga xamante ne day yendu si Masamba fanaan si Mademba moom kooku mënuñu ko tuddee leen lu prostitution. donc nag sans oublier ñi nga xamante ne virtuellement ñu ngi doon bokk ak ñun émission bi. ci groupe WhatsApp bi nga xamante ne moo di TV Crew ñooñu aussi ci émission bi lañ bokk. li ñuy rappeler déjà que ñu ngi ak sunu sponsor leader Pauline moom mooy defar genre kay yu mel ni dem leen wuti ko numéro bi 77 la 646 76 22. donc moom moo defar li nga xamante ne moom moo di kay bi couverture bi mën na ci def seen photo wala soit mën na ci def li nga xamante ne moom mooy seen citation préférée citation de motivation donc ñu poursuivre rek pour jéem a conclure Ibrahima tey. récemment Youssou Ndour génne na son tuddee ko nay nee na góor ñi da ngeen nay Agnès nee na góor warul xaar jigéen di ko wax ay soxlaam wala soit góor warul di daw dépense est-ce que daw dépense boobu tamit du nay tamit est-ce que duñ ko dëggal loolu tamit. comme li nga wax léegi da nga ne Youssou Ndour daa génnee son. waaw ba Youssou Ndour sax ñun daf ñoo laal daf ñoo tooñ. waaw amul fu mu koy génne bu décembre. daf leen tooñ. daf ñoo tooñ. d'accord mais moom ñu retenir loolu. papa yu xamal ni ñun amuñu bañuñu mais dañoo amut. d'accord. nayuñu mais dañoo yorul. d'accord loolu lay xam quoi. sàng ba tey nag yaa ngi tudd baatu amuñu
sànq ba tey yaa ngi tudd baatu amuñu maintenant am na ñoo xamante ne si baatu amuñu la ñuy làq seen nay bi yow Agnès looy wax si son Youssou Ndour boobu noonu. waaw man lu ma ciy wax Youssou Ndour bu muy woy xam na bu baax lu muy woy woyul pour ñoo nga xamante ne amuñu parce que ku nekk fii xam nga sa situation li nga am ak li nga amul. d'accord su ko woyee tey jii mooy ñoo nga xamante ne dañuy am te wóor na la ni ay père de famille ñoo ngi fi. ñoo nga xamante ne ay jeune couple ñoo ngi fi ñoo nga xamante ne seen am-am su ko woyee tamit si côté du ay genre farax gel mais. ñoo nga xamante ni dañoo fondé seen famille nekk fii guddi su jotee nga dugg si dibiteri yi fekk fa ay père de famille seen doom yi di réeree soom bi ñoom ñu dugg jënd seen dibi 100 jours toog di ko lekk wala nga gis ko nga xamante ne woo benn copinam dugg resto fekk sa jabar a ngi foofu yorul dara munul lekkul lu baax teg table sax si digg côté këram di jaay ku ko romb naan xool ko kii nu mu bonee nu mu xayadee jëkkëram lu mu yore yëpp bugul boppam pourtant loolu gis naa ko fi lu bëri da ngay yor sa jabar takku ko bu muy normal nga xamante ni ku ko gis ne ah man de gis naa ko baax mu ñëw téye la muñal la ngay dem di góorgóorlu ba nga yor sa yoree nga ne ko fa ñukk ni yàq gu xajam dem si keneen di ko jox lu ne ku ko gis ne kii dafa bon xol jigéen bi nu mu sàgganee nu mu defee loolu fekk musta sàggan fekk yow mi ko yor yaa ko joxul yaa ko defarul da ngay jël sa xaalis di ko jox keneen après ngay naan ay dañ may mbaraan wala dañ may lii wala dañ may lale fekk loolu yëpp yaa ko teg sa bopp d'accord am na lu tubaab wax de nee na kii sa sang morve sa mouche man Youssou Ndour ba mu woyee woy bi man xaw naa see gis sama bopp góor ñi si bëri gis nañ seen bopp mais jigéen aussi tamit kontaan nañ ci dafa mel ni mais moom indi na beneen aspect bi nga xamante ne xëy na peut-être loolu beneen thème la parce que lu mu wax ni effectivement dafa am ci société bi góor bi nga xamante ne dafay bàyyi ñi nga xamante ne ñoom la amee responsabilité wu dundal leen di dem di nekk di dund benn vie bu nga xamante ne vie personnelle la te loolu noonu je pense que warul ki nga xamante ne moom moo di góor bi nga xamante ne responsable la donc bu ñu mënee camper débat bi rek mooy que décembre bii ñu nekk nii am na mbaraan n'est-ce pas am na mbaraan mbaraan bi moom man duma ko tudd ndax xaw ma léegi mbaraan man gisatuma ko léegi yow donc yow noo looy tudd prostitution ngay tudd léegi gisatuma mbaraan parce que bu njëkk ba suñu aîné yi doon ne mbaraan suñ ko doon gis mooy jigéen ba nga xamante ne presque dina nekk ak copain bi mais bu max copain bi sax peut-être dinañ am problème gisee wala suñ doon gisante si digg famille bi la da ngay ñëw mu naan la ay dama feebar wala dama soxla lii dama lale nit ki da ngay dépenser si moom te doo am ci moom dara ba conseillé ko boog jigéen ñoo nga xamante ne dañuy mbaraan loolu lañ koy waxee da ngay soutirer nit ki te nit ki du am si yow dara mais nit ki su fexee ba am ci yow dara loolu nekkatul mbaraan d'accord mais lan ngay lancer jigéen ñi nga xamante ni dañuy yaakaar ne ñu ngi mbaraan alors que nekkuñu di def mbaraan leneen lu gën a garaaw mbaraan la ñuy def muy prostitution lan nga leen di lancer ñoom si da ngeen ci encourager à ce que ñu ñëwaat si mbaraan bi nga xamante ni da ngay si am intérêt sans pour autant nga am si loo si perdre wala soit yow da nga leen di conseil pour ñu renoncer si loolu noonu man moom lu may wax du toog conseil nit wala dara parce que nit ku nekk xam nga sa bëgg-bëgg nit ku nekk li nga bëgg xam nga ko tey jii man duma la wax lii nga war a def wala lële nga war a def nit ku nekk sa magu bopp nga soo demee bay dugg si relation parce que xale bu am 12 ans 13 ans 14 ans ñooy fowee affaire amour seen parents yi toog di leen xool mais soo demee ba léegi parce que léegi ñu am 16 ans 17 ans ñooy sëy soo demee ba am 16 ans 17 ans nga ne man damay dugg si relation yenn yaa koy xoolal sa bopp soo ñëwee tey nga gis kii naan man si kii laay dugg kii booy lii la wala lële la nga joxe sa bopp wala feneen nga def leneen loolu rek yow la nit ko nga xamante ne tamit toog na téye boppam xaar ko nga xamante ne war na koo yor mu ñëw ñu ànd si lu dëggu daal ñu ànd si lu dëgg ñu nekk ba ëllëg lu baax am ci ñu fondé seen famille ku la gis doo rus si dara doo mës a sëgg ci kenn si kanamu kenn doo ci sëgg nit ki daal lu may wax rek ku ci nekk li ngay def xam nga ko li nga bëgg a xam nga ko ku bëgg a mbaraanal ba nga xamante ne lu dëgg moo la téye nga jàpp si lu dëgg loolu te bu la ci dara dindi ko nga xamante ne nag plus que mbaraan ak lu dëgg moo la téye leneen nga bëggee tamit def ko comme nu mu la neexee ku nekk rek àdduna bi ku nekk defal li nga Ibrahima lancé na message jigéen ñi nee na ku bëgg a mbaraan nag ku bëgg leneen defal leneen yow la ngay wax góor ñi man li may lancé du bari góor bu ci woote décembre bi sa copine woo ko tina dugg boîte vocale rek xamal ni door nañ la vaar kese ndeysaan jarul nga insister sax
boo insisté rek da nga yàq crédit boo wootee dégg teen rek boîte vocale xam nga ne yaa ngi vaar. yaa ngi vaar mbaat. waaw xam nga ne ñu ngi sa beneen morom kay. est-ce que. loolu kese message boobu rek laay lancé du yàgg du sori ku ci woote di dégg teen rek xam nga ne yaa ngi vaar. moom dafa mel ni yàgg na vaar. yàgg nañ maa vaar. sama tànk daa leer. moom dafa mel ni yàgg nañ koo vaar. dañ maa yàgg a vaar. waaw mais noonu la Viviane nee na koo gis mu muus leen daaw dañ koo naxoon. Soxna Agnès la ngay tàggatoo. maa ngi remercier ñëpp. maa ngi baalu àq tamit. parce que man moom sama wax moom aw ma limite man. lu ma ko sentir rek laa koy waxee. maa ngi ne Ibrahima. na góorgóorlu moom tamit si mbaraan bi mu nekkee. yàlla jàppale ko ci muy mbaraan bu baax. am na bàyyi ba mu am 60 ans mu door a ut pour construire famille wam di remercier ñëpp daal ku ci nekk daal fu mu ko jàpp rek foofu la bu kenn bàyyi. Ibrahima yaa ngi ree de. waaw yow tamit maa ngi remercier ñëpp di leen masawu coono au passage. mais di la xamal ne yow tamit d'ici peu naa la invité sama mariage du ma xaar ay 30 ans ak yooyu noonu. baax na kon d'ici 30 ans naa la invité sama mariage. baax na kon fi ma jàpp dafa dëgër fi ma nekk dafa dëgër. kon nekkoo si mbaraan kon. waaw mais fi ma nekk daal dafa dëgër këcc. li ma la wax kay ku ma nax moom. moo ne la maa ngi lay nax mais fi ma jàpp dafa dëgër. d'accord baax na d'accord donc fii la ko waxee ah TV Cour la ko waxee si Audace TV mu ne d'ici peu incha allah dinañu invité suñu mariage. ñu ngi invité di fiy jaaraal di invité waale téléspectateur Audace TV yëpp bu ki nga xamante ne moo di Ibrahima officialisé li nga xamante ne moom moo di mariage am soobee yàlla ñun dinañ fexe ba ñëpp yëg ko ah ndax moom suñu nit la donc ñu ngi remercier ñëpp di leen remercier ñoom si seen disponibilité ak seen engagement aussi tamit di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan di leen wax ni émission bi par quinzaine dañ koy def tey ñu ngi benn tali ëllëg dinañ dem si beneen gox bi nga xamante ne ni jege nañu wala sori nañu dem fekk beneen kuru waxtaan ak ñoom si beneen thème incha allah di remercier encore une fois sunu sponsor leader na ngeen wut si kaye yi dinañ leen ci defal seen photo si couverture bi dinañ leen ci defal aussi tamit li nga xamante ne moom mooy seen citation préférée mu nekk citation motivation wala citation boo xamante ne daf leen di rappeler lu bëri donc di remercier waat encore une fois di leen dig daje ba beneen yoon si Audace TV si beneen numéro TV Cour